mbokki téléspectateur ak internautes yi di faral de suivre chaîne bi ñoo ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam di kontaan trop ci tasewaat ak yéen ci beneen taxaw seetlu tey ji nag dañuy waxtaanee sujet bi nga xamante ni jamono ji ñu toll nii moo lëmbe réseaux sociaux yi ak journaux yi di li jotoon na xew ci guddiwu 3 ak 4 avril ba ndaw suñuy wax Hiba Thiam jotaan saa ñàkk bakkanam li xewoon ci guddiwu 3 ak 4 avril boobu nekkoon lu doy waar ndax jamono ji gis ngeen journaux yi ak réseaux sociaux yi niñ ci nekkee di wax ñun nag ñu jàpp ni ginnaaw meurtre boobu noonu ñiy teewoon bis boobu noonu dañoo jalgati yoon maanaam dañoo violer loi ndax kenn naataal ñu ni jamono ji ñu nekk nii dañoo nekk ci jamonoy mbas ci pandémie ba suñu gouvernement jëloon ay mesures ñu jàpp ni ci guddi googu affaire yi ni mu fa doxalee ginnaaw meurtre bi fa am ñi ko teewoon dañoo violer loi. ginnaaw ba loolu xewee ci guddi gu 3 ak 4 avril boobu enquêteurs yi ñu ngi woon di wéyal seeni liggéey ba médecin légiste yi sax jotoon nañ ci corps bi pour def seen autopsie waaye loolu yëpp mën nañu jàpp ne jamono juñ toll nii noppi na léegi lu ñuy xaar mooy yoon rek mu def liggéeyam. vidéo tey bi nag pour wax ñi fetee woon jour boobu lan la leen yoon di toppee ak yan daan moo leen di xaar. li mu jëfandikoo ci cinébar ci guddi googu ëpp ko doole indil ko ay complications ba mu amee fa arrêt cardiaque loolu moo ko mujjee tax mu ñàkk bakkanam. loolu la résultat wu autopsie bi daal di fësal ñu ñëw nag léegi ci résultat wu enquête bi bañ defee enquête bi ba pare nee nañ moom Hiba Thiam mi nga xamante ni ay côté 22h la yegg ci appartement bi ñu doon wéyalee seen soirée privée moom ba muy yegg si ci appartement bi ab homme de loi ab policier moo ko escorté woon. looloo yokk tax nag ñu ne ñun nañ ci wax pour interpeller public sénégalais bi ndax jamono ji ñu toll nii ñu ngi ci période couvre-feu doomi jàmbur yi di génn ñii ñu leen di jàpp am na sax ñu ciy dóor ab classe privilégiée wu société sénégalaise bi di am ay autorisation di dox ci guddi gi di dox seeni mbir te kenn xamul nu fa demee ba pare di am ay autorisation pour circuler te loolu noonu kenn yëwu ko. guddiwu 3 ak 4 avril nag dafa amoon ab groupe de personnes ñu gënoon cee ràññee ku ñuy wax Dame Amar kenn ku ñuy wax Louteba Fatima ak ku ñuy wax Neex ku tudd Jaja Tall ak ku tudd Hiba Thiam moom moo ci jotoon na ñàkk ba keneen yàlla ko yàlla yërëm dañoo organiser woon ab soirée privée ginnaaw soirée privée boobu nag dafa am koo xamante ni dafa ñàkk bakkanam léegi ba kooku ñàkkee bakkanam ci soirée privée boobu noonu enquêteurs yi ñëwoon di defoon seen liggéey pour xool lan moo faagaagal ku jigéen kooku ci biir loolu nag amoon na yu bari yu soo jotoon na xew ba ñoom bañ leen enquêteurs yi di laaj seen version yi daan joxe maanaam liñ daan nettali ci affaire yi ni mu demee bokkuloon boobu ba léegi nag enquêteurs yi ñu ngi woon di wéyal seeni liggéey ba corps bi ñu defoon ci autopsie pour xool lan moo ko faagaagal. moom amuloon autorisation pour circuler ci guddi googu léegi lan mooy problème bi nag fii boo dee xool ab policier ko xamante ne dañ ko sant mu veiller ci nit ñi respecter loi bi moo jàppale kii di Hiba Thiam mu daal di jalgati yoon. ba autopsie bi ak enquête yi noppee nag lii la ñuy toppee ñi nga xamante ne ñoo teewe woon guddi googu bokk na ci association de malfaiteurs maanaam mbootaayu defkatu ñaawteef non assistance à une personne en danger maanaam ñàkk taxaw nit ku nekk ci ay tolof da nekk sax ci diggante dund ak dee. usage de drogue maanaam jëfandikoo cinébar violation de la loi sur le couvre-feu maanaam jalgati yoon bi ñu fi teg ci di interdire nit ñi ñuy circuler ci guddi gi. Amadou Niane moomu yoon di ko topp pour làq nit koo xamante ni dafa def délit ñii nag ñun ñu jàpp ni ak nañu gisee suñu loi condamné ko délit yi ñu def ñu jàpp ni ñii waruñu jaar fenn ba rëcc loxoy yoon. ba mbiri xewe ba léegi nag gis ngeen bataille médiatique bi ci topp am na yenn médias yoo xamante ne sax bu ñuy aborder sujet bi day mel ni comme dañuy jël position pour ñenn ñi. ñu gëm ne mbiru yoon warta am xàjj ak seen ñu gëm ne buñ la daanee quelle que soit classe boo war a
occupé ci société bi conditions yi yéen ko war a bokk ndax délit yi ngeen def même la kenn naatablewul ni jamono ji ñu nekk ni ci jamono couvre-feu ñu jàpp yi ay doomi jàmbur di leen sax dóor ñii délit yooyu ñooñu def ñii moom lañ def kon ñu gëm ne ñii yoon bu leen sanctionné wul ci loolu mën na indi problème ndax mën na indi ab mer ba sax ab fippu ci beneen classe sociale sénégalaise bi. lii nag mooy infraction yi leen di toppee ñoom ñi teewoon guddi googu noonu ñun ñu jàpp ne ñii waruñoo war a mën a rëcc yoon ndax boo dee xool infraction yi yëpp suñuy disposition loi suñu yoon ni mu ko tëralee daf ko daan sévèrement sax la ñuy wax te am na ci lu ñu seetlu des fois ay borom daraja dañuy def ay délit ñu tëj leen ay peine yoo xamante ni ay peine yu néew lay doon wala sax du sax 10 te loolu bu amee mën na indi lu ñuy wax anarchie maanaam yoon dootul am lu neex waay def te loolu du lenn lu ñuy ñaan ci suñu réew léegi nag lu ñuy xaar mooy yoon def liggéeyam ci ni mu waree ak ni mu war a mën a demee ñii ñu sanctionné leen ci délit ñu def. mbokki téléspectateur ak internautes yi di faral di suivre chaîne bi nag ñu ngi ci jeextalu vidéo tey bi di leen di jox dig daje lu yàggul dara ci beneen taxaw seetlu ci beneen sujet.